tey aussi ñu rebondir rek comme ni ma la ko waxee bu ñu duggaate ci un peu sa vision pour le Sénégal mu nekk programme bi nga xam ne moom ngay décliner wàllum éducation gis nañ ne valeurs yooyu ngay wax incarné tout à l'heure mentionné nga ne tubaab bi mu ñu bëggee coloniser suñuy culture la changé mais est-ce que aujourd'hui mën nañu xaar ci Mouhamed Diop aussi ay changements yoo xam ne dañuy radical jëm ci jàngalaat suñuy doom suñu valeur donc le changement du système éducatif. Alors changement système boobu nga xam bañ naa ko ba damay wax refonte totale du système éducatif li tax ma ne refonte totale mooy tey jii topp évolution àdduna warul mën a tax tey jii warul mën a changer warul mën a tax ñu bañ a am valeur yi nga xam ne moom la ñu war a incarner muy benn ñaareel ba jàng dafa war a topp ni réew di doxee tey jii gis nañu nañ doon jàngee démb ak barki démb loolu soppeeku na tey jii ñu war a gis ne suñu jàng bi war nañ ko mën a yeesal boo xam ne xale yi danañ ci gën a gis seen bopp te bu ñu génnee li ñuy jàng dana dëppoo li nga xam ne moom mooy situation socio-économique du pays ndax nit ki mënta jàng loo xam ne su génnee war a ut liggéey wala am ci yeneen loo xam ne daf ciy yëngu day toog li mu jàng du dëppoo loolu leen la ñu la xam ne da ngay faral di wax ñu naan la ci at yi ñu ñëw xeetu liggéey yi nga xam ne moom moo war a am daanaka moitié bi feeñagul ndax gis nañ ne tey bëri na liggéey yoo xam ne am na fukki at ci ginnaaw wala 10 ans wala ñaar fukki at ci ginnaaw xamuñu ko woon kon ça veut dire que am na évolution boo xam ne monde bi mu ngi koy def mais terewul ñu suñu système éducatif changé wul ci wàll boobu évolué wul benn yoon ci wàll boobu la nga doon jàng démb ak bërki démb ba léegi ci loolu la ñu nekk. d'accord est-ce que mën nga ñu jox benn exemple. bu palpable. ci refonte système éducatif boobu c'est-à-dire que boo defee refonte ba pare qu'est-ce que vous allez proposer. déjà si li ñuy njëkk a proposer mooy que l'éducation soit de nekk loo xam ne lu obligatoire lay doon déjà pour commencer. dàmmee ko ci ñetti at ba 16 ans su ñu nee éducation bu obligatoire de 3 ans à 16 ans tey jii dana tax quel que soit le système éducatif boo xam ne nit ki jël na ko. mu nekk nit dootul amati sañ-sañ sa doom am fu mu toll te du dugg école te jàppal ne su mu nee éducation bu obligatoire ci 3 ans ça veut dire que xale yi balaa moo dugg am na kayitu juddu bu koy permettre mu mën a kii te loolu jafe-jafe la ci dëkk bi donc loolu bokk na ci li nga xam ne moom mooy première réforme bu ñuy def pour que rendre ko obligatoire bu ñu duggee ci loolu ñu ngi waxtaan ak ñi nga xam ne tey jii ñoom ñoo yore lu jëm classe bu njëkk bi muy classe primaire gis nañ ni ci am na ci yoo xam ne mën nañ ko. maanaam mën nañ ko daanaka sax supprimer ndax tey bu ñu nee obligatoire gis nañu case des tout petits yoo xam ne dañ koy réformer mu nekk vraiment école maternelle yoo xam ne dañ koy jël accolé ko ak école primaire bu nekk maanaam école primaire boo demati dina am école maternelle bu fay nekk. day tàmbalee 3 ans quoi. day tàmbalee 3 ans lay dem. yemuñu foofu ba ci conditions yi nga xam ne xale yi dañ fay jàngee bokk na ci réforme bi ñuy def ndax li toll ci cantine scolaire bëgg nañ ko delloo si. lu toll ci tenue yi nga xam ne mooy ni ñu daan waxee blouse mais tenue uniforme la ñuy wax bëgg nañ ko delloo si te loolu yëpp dafa bokk ci xeetu jàngat ak yaraat nit ki ngir ñu wane ne bu ñu fi nekkee fii ñoom ñëpp ñoo bokk doon benn doo xam ne doomu baadoole bi ak doomu kii ku am borom. justement mais loolu daf may xaw a jaaral parce que je reste assez dubitatif sur l'exécution de ce programme. ci naka mooy bu ñu xalaatee ne Sénégal. déjà rendre l'éducation obligatoire de 3 à 16 ans. suppose que dinañ yokk masse élèves yi jàng. dina gën a bari. ci moment bi nga xam ne Sénégal fi mu toll abri provisoire yi mu ngi exister ba tey. y a un problème de salle de classe. deuxième chose. côté tenue yi et tout ça. dina laaj ci benn aspect financier. économiquement. suñu éducation. dañuy dépendre trop de l'étranger. et maintenant pour changer. l'éducation ça va pas plaire à l'étranger. comment on va faire donc ak say moyens seul. nga mën a instaurer loolu. waaw xam nga tey jii li mu la ci andi dama lay andi ay chiffres il y a 10 ans. budget Sénégal mu ngi toll ci moitié li nga xam ne moom mooy budget actuel bi tey bi ñuy jël budget Sénégal di jël 40% du budget di ko alloué à l'éducation budget Sénégal mu ngi tolloon ci ay 2500 milliards tey jii budget Sénégal dafa doublé wu donc ça veut dire que tey jii boobu budget bi def te éducation bu ñu ko joxee pàcc bi nga xam ne moom lañ ko jox mel ne ne que il y a 10 ans li nekkoon budget Sénégal moom mooy tey jii budget éducation kon booy toxee di wax wàllu abri provisoire loo xam ne dama koy mettitlu ak te waratul am ci dëkk bu toll nii Sénégal ak dëkk àdduna ni muy avancé tey jii suñu mag ñi ak démb ak bërki démb daan ñu jàng ci abri provisoire kon ça veut dire que toon am na loo xam ne courage politique la ak volonté politique yaa ngi may waxu bitim réew tey Moustapha jàppal ne su ma toogee def sama programme éducatif defuma ko pour bitim réew
su ma toogee di def sama programme éducatif defuma ko ngir neex ma Samba wala neex ma Demba am na loo xam ne day nekk maanaam courage politique moom dama koy jël vis-à-vis de ma nation parce que j'ai rendez-vous avec cette jeunesse là le rendez-vous mooy lan ma préparer leen ba ëllëg bés bu réew mi di tàbbi seen loxo ñu xam ne joxoon nga leen bànqaas yu tax ñoom ñu mën a continuer loolu ndax ñun ñoo war a bañ tey ndax dañ ci toll. donc bu ñu la déggee Sénégal am na assez de ressources. am na assez de tey jii pour mën a def rupture xam lan mooy wax ji maanaam nañu système d'orientation la parce que dañu xamal ne tey ji état moom mooy toog définir un budget yow sa bopp wax nga ko léegi. soo toogee di def budget yow yaay wax ne secteur bi lii laa fi def secteur bi lii laa fi def pas-pas bi muy jóg te dama ko wax Sénégalais yi ñu xam ne incha allah rabbi 2024 kañe nar a fal suñu porter seen choix ci man incha allah rabbi damay revenir aux fondamentaux mooy li may jiital mooy wàllu dëkkuwaay wàllu lekk naan faju éducation ak dem ak dikk loolu mooy buñ ma xaaragum ci leneen lu dul loolu ndax tey jii balaa maa mën a développer sama dëkk ci yeneen aspect il faut que tey jii sama population ñu mën a dëkk fu baax mën a lekk ba suur suñu feebaree mën a faju suñu waree jàng ñu war a jàng suñu waree dem dikk mu war a mën a yomb su ma réglé loolu ba pare ñu mën a jaar ci beneen étape bi parce que fu mu nekk nii problème boobu la ñu am te jafe-jafe yooyu moo ñu topp ba saa yoo bëggee def programme boo xamee ne xëy na gouvernement bu ñu bëggee def yenn yi duñ ko mëne ndax taw bu amee par exemple ñu amaat problème dellu si waat defaat ay milliards ci loo xam ne xëy na mën nga ko régler une bonne fois jàppal ne tey kër yi inondé mais dañ leen jox autorisation de construction ña leen koy jox mënoon nañu ne nii tant que defuñu plan d'assainissement bu fi kenn tabax kon am na loo xam ne volonté politique dañuy toog di seetaan ba mbir mi dem ba ëpp dayo ñuy doog a wax ne non nekk lii nañu gas nañu toj nañu def ci doog fa jaarale tey ji amul kenn koo xam ne am nga sañ-sañ ñëw fekk terrain nu nga ne kenn moomu ko dëkku buur la naa jël tabax nu ma neexee boo ko defee dana metti ci yow ndax boo fa bëggee andi loo xam système d'évacuation sanitaire dana jafe ci yow parce que boobaa sa xëy na amaana nga doon xëy na ku yàlla may ci alal ngir mën ko defal mais boobu yëfu sa bopp lay doon muy courant muy li mu doon loolu moo tax soo ko gisee ñu naan tey nañu def délimitation yooyu yëpp ñu ko bëgg a def ngir mën a waajal dëkkuwaay boobee loolu lañ ci bëgg a wax donc am na ci loo xam ne c'est une volonté politique moo tax ma wax la ne volonté daf ci am courage daf ci am ci li nga xam ne ci la ñuy bëgg a def. À 221, une autre vision de la télé.